sama gars yi maa ngi leen di jaajëfal di amaat mbégte teewaat fii ci chaîne boobee nga xamante ni rek actualité sportive rek lañ fay daal di traité muy 100% sport TV. tey nag dañuy dikk ak yéen ci championnat yi am ci diwaanu bitim réew tey ji nag ay match yu bëri am na tey ci samedi ji Liverpool daal dinay joué Manchester City tamit joué na Chelsea bu Edouard Mendy aussi daal dinay joué waaye nag Liverpool moo njëkk a joué ndax ñoom match bu njëkk ci 31e journée bi sax ñoom ñoo ko daal di joué seen digg ak Watford la ca daal di jógee nag moom mooy Liverpool moo ca daal di am ndam daan équipe boobee di Watford bi Ismaïla Sarr ñaari bal ci dara 2-0 avec des buts de Diogo Jota ak kookee nga xamante ni mooy Fabinho. Sadio Mané nag moom match bi ci banc bi la ko daal di démarrer ndax ça peut se comprendre quand même dañoo jógee ci double confrontation ak Égypte te aussi match retour bi dañoo joué li nga xamante ni rek moom mooy prolongation kon nag looloo tax xam naa coach bi daal di koy noppal dugg na nag à la 65e minute de jeu jël place su kookee di égyptien boobee di Mohamed Salah loolu aussi ça peut se comprendre ku ci nekk rek dafa la jox 50-50 bu ko defee ñu daal di mën a récupérer. Chelsea nag tey moom dafa daal di nërmeelu gu métti sax si diggam ak Brentford Chelsea bu Edouard Mendy nag tey biir Stamford Bridge lañ ko daal di fekk dóor ko 4-1 waaw Edouard Mendy sax moo nekkoon ci camp yi nag doon na match boo xamante ni match bu doy waar la tey ji nag défense am booy xool ñoo ko dimbalewul dara ndaxte booy xool bii yu bëri yi nga xamante ni Brentford daal dina koy dugal ay erreur défensive la moom moo tax mu daal di koy encaissé wante nag défaite boobee nag la muy undu rek moom mooy Arsenal su amee ndam ci digganteem ak équipe boobee di Crystal Palace ni ki ci altine ji dina daal di ñëw rek jege lool 3e place boobule. Manchester City tamit daal dinay joué moom nag mu ngi doon joué ak équipe boobee di Burnley waaye nag dañ cee am ndam lu yomb sax 2-0 le Manchester City daal di gagné équipe boobee nga xamante ni mooy équipe bu Burnley. Manchester City nag ku ko xam rek xam ne depuis quelque temps moom it mi ngi ci lancé boo xamante ni rek lancé bu doy waar la lancé bu baax la booy xool actuellement moom moo dominé le championnat anglais waaye attention derrière Liverpool mi ngi ñëw ndaxte moom Manchester City benn point kese la rawee équipe boobee di Liverpool te dimanche bii di ñëw moom mooy recevoir équipe boobee nga xamante ni mooy équipe bu Liverpool foofee nag titre ba danañ ko fa mën a daal di jouer si ñaari équipe yooyu lee ndax boobaak léegi Liverpool moom mayewun dara ñu ngi leen daal di topp rek marquage à la culotte lay Liverpool bu Sadio Mané di def équipe boobee nga xamante ni mooy Manchester City bu Pep Guardiola kon nag dimanche match boobee dina tàng jër 17h30 lay doon ci seen digg ak équipe boobee di Liverpool ak Manchester City. voilà ñu wax ci beneen match boo xamante ni am na tey doonoon match bu am solo sax dox ci diggante Manchester United bu Cristiano Ronaldo ak équipe boobee di équipe bu Leicester bu Nampalys Mendy encore titulaire waaw Nampalys tey dafa titulairaat booy xool depuis quelques matchs quand même mi ngi daal di titulaire te quand même mi ngi def ay match yu baax a baax malheureusement pour lui nag dafa blessé ci fin temps wu match bi seen digg ak Manchester United looloo tax mu daal di génn match boobee tamit lañ ca mën a jàngal rek bokk na ci mooy match nul la 1 but partout Manchester United dafa daal di nul 1 but partout Manchester je vous rappelle sans Cristiano Ronaldo dañu xam rek ni forfait de dernière minute la bu ñu sukkandikoo ci presse britannique bi nag feebar moom moo tax kookee di Cristiano Ronaldo daal di wul football wante absence am boobu est-ce que posé na wala en tout cas match bi doonoon na match boo xamante ni bu metti la ndaxte booy xool sax Manchester United dañ leen a njëkk dugal Iheanacho moom moo mbëkk benn bal boo xamante ni Maddison moo ko paas mu daal di koy mbëkk mu dugg ci camp yi laata Fred di égaliser à la 66e minute de jeu Manchester nag jamono ji position bu mu taxawee dara baaxu si ndaxte booy xool nul bi mu am nii day tax rek mu daal di des ci 6e classement Premier League ba laata sax muy dem déplacement dem fekk ji Everton Leicester nag moom mi ngi ci 9e bi moom nag leer na nañu du participer ci Ligue Europa bi daal di ñëw wante nag semaine bii di ñëw dina fekk ji Crystal Palace bu Cheikhou Kouyaté Crystal Palace nag ci fàttali sax ñoom ñoo war a laale ak Arsenal ci lundi bile. ca diwaan bu Espagne tamit tey Real de Madrid bi nga xamante ni moom moo nekk ca bopp ba nekk leaderu classement ba actuellement nag da doon jouer tey ak Celta de Vigo wante Real assuré na def na l'essentiel quoi que l'on puisse dire parce que match bi nekkuloon match boo xamante ni bu yomb la Real moom moo gagné équipe boobee di Celta Vigo 2-1 waaw Karim Benzema nag moom moo dugal ñaari penalty doublé boo tax rek Real daal di gagné boobule match kon nag Real jamono
jamono ji moo nekk ca bopp classement ba pare rawee kookee nga xamante ni rek mooy deuxième di FC Séville ak 12 points. FC Séville moomee sax ni kii suba ci dimanche bi moom moo war a laale ak FC Barcelone. Real daal di nay gagné jamono ji nag FC Barcelone tamit la ko war moom mooy gagné ngir rek daal di gën a am yaakaar jege Real Madrid wante tamit daal di jël loolee nga xamante ni mooy deuxième place ba jamono ji nag FC Séville moo fa nekk wante nag su ko Barça gagné suba da koy daal di raw ba pare nekk deuxième. Barcelone nag jamono ji booy xool équipe bi mi ngi ci forme ndaxte ñu ngi nekk ci 12 matchs sans défaite toute compétition confondue booy xool défaite bu mujj bu Barça ñu ngi ko am ci huitième de finale bu Coupe du Roi seen digg ak Bilbao bi ñuy ñàkk 3-2 après prolongation te loolee ci weeru janvier la woon. Barça tamit mi ngi nekk ci 9 victoires nekk série boo xamante ni bu am solo la ginnaaw tamit bu ñu mujjee gagné sax classico boobee Real Madrid fekk biir Bernabéu dóor ko 4-0. te booy xool Barça jamono ji mën nañ dundee yaakaar ndax équipe bi depuis l'arrivée de Xavi quand même équipe bi mi ngi def ay performances yu am solo daal di nañu retrouver waat jeu bi mi ngi daal di am jeu boo xamante ni macha allah ba pare aussi Barça mi ngi gagné sans pour autant muy enregistrer li nga xamante ni mooy ay défaites yu bëri. donc pour ce match bi nga xamante ni moo war a dox seen digg ak Séville gagné rek moom moo leen war waa Barça ndaxte quoi que l'on puisse dire quand même bu ñu bëggee espérer au titre il faut que ñu daal di gagner Séville même si ça ne sera pas du tout facile. En face quand même il y a un FC Séville bi nga xamante ni jamono ji dafa nekk ci ay jafe-jafe seen diggante ak West Ham dañ koo daal di ñàkk ci ñaari match yooyu lee te bi ñu jógee ci match boobu lee tamit dañoo enchaîné ak loolee nga xamante ni rek mooy match nul si seen digg ak basque yooyee di Real Sociedad avant trêve bi. te booy xool FC Séville 4 matchs yi mu daal di mujj benn victoire rek la ci daal di am toute compétition confondue donc nag jamono ji Barça am nañ li nga xamante ni rek moom mooy avantage ci boobule match foofee ca diwaanu Allemagne leader ba di Bayern de Munich nag daal di nay delloo buum ca mboy nga ginnaaw bi mu daal di daane équipe boobee di Fribourg 4-1 loolee nag la muy und rek mooy Bayern de Munich ma ngay wéy di gën a dëgëral taxawaayam ci boppu championnat Bundesliga boobule ndax mi ngi rawee jamono ji 9 points Borussia Dortmund mi nga xamante ni moo topp ci moom Borussia Dortmund moomee nag dafa daal di lajj si digganteem ak équipe boobee di Leipzig nag jamono ji loolee sax tax na mu daal di ñëw à 3 points de Bayer Leverkusen mi nga xamante ni moo nekk ci 3e place bi. kon nag foofa lañ fa mën a jàpp rek mooy Bayern Munich moo fa nekk ba tey rek di dicter sa loi ndaxte booy xool depuis quelques années moo fa man championnat bi moom moo koy daal di jël kon nag gars yi mi ngi noonu looloo nekkoon ay quelques xibaar yoo xamante ni rek moom lañ leen bëggoon a digtal di leen jox dig daje ni ki suba incha allah suba nag bëgg nañ leen defal benn vidéo un petit peu ci championnat national bu Sénégal Ligue 1 bi surtout lañ bëgg a xool un petit peu yëf yi nan lay daal di demee di leen def benn vidéo daal leen koy dugalal bu ko defee mën ngeen a commenter aussi ci vidéo bi partager wante tamit bu leen fàtte à chaque fois di cliquer sur abonner bu ko defee ngeen soutenir un peu la chaîne 100% Sport TV gars yi jërë ngeen jëf.